commencé dund lan mooy jafe-jafe Sampaate fii ñu nekk nii. ñun daal mon frère jaaxle nañu trop parce que li indi problème bi yëpp fii ñu dëkk nii mësuñoo am problème mu inondation mësuñu am problème mu ay ravinement wala suuf suy gasoog yooyu quoi wax dëgg yàlla nekk nañ fi bientôt ñu def fi 40 ans mësuñu am problème boobu. Il s'est trouvé qu'en 2016 bon Promoville ni dafay defar benn tali dugal ko biir R100 tali boobu ñun bi ñu ko jàngatee ba xoolaat ko bi nga xamee ni commencé na fi indi problème dañoo gis ni tali bi benn genre mbartal la moo xam ni ma nga jógee ca fil yu mag yi di wàcc ba ci tali bi nga xam ni moo jëm xombol traversé tali bi nag bu taw ñëwee bu fekkee ni taw boo xam ne bu am doole la léeg-léeg taw bi dina taxaw lu mat ñetti waxtu ndox mi di jógee foofu di màbb di ñëw ci ñun daaw fii am na kër gu mu daaneel muy kër Ousmane Sall benn jeune maçon ndeysaan boo xam ni góorgóorlu woon na ba taxawul këram léegi kër ga daanu na dëkkatu fa mi ngi obligé dañ ko abal dégg naa ay côté Daaru Salaam fa la dëkk am na beneen kër goo xam ni mi ngi ca angle ba fële boobu aussi daaw ci guddi gi sax dama obligé woo adjoint gouverneur Ngone expliqué ko affaire bi mu ni ma maa ngi envoyé foofu préfet ñëw fi xool mais xam nga comme toujours rek dañuy ñëw xool dem seen yoon mais kër googu ñun yaakaaruñu woon ni nëgëni si dina ko fekk mu taxaw parce que ndox mi ronu woon na ko ba pratiquement duggoon na ci suuf lu toll à peu près ay 2,50 m ñu taxaw fa daanaka 9h ba presque ay minuit ci guddi ñu taxaw fa di xool mënuñu si dara booba ndox maa ngi balbali nekk benn torrent boo xam ni vraiment on était là impuissant donc loolu mooy situation bi fi mu nekk nii taw bu mujj bii te danger bi mooy ndox mi suuf si bu demee ba màndi ba nga xam ne dootul naanati dara ndox mu ñëwati nag moom day couler rek lu mu mën a rajaxe mu rajaxe ko gisandoo nañ ñun ñëpp ravinement bu graaw bi mu créé fii nga xam ni su ko continuer bu amaatoon beneen taw yoon wi kenn dootu fi jaarati bon li ci gën a garaaw nag mooy saleté yi nga xam ni lépp loo xamul fu mu jógee yëpp dafa dajaloo ñëw déversé wu un peu le long de cette kii là comme ni ko image yi di wane. ñu ngi gis ay camions yu taxaw ci diggu mbedd. mel na nekkuñu si ab dëkk lu mel na Thiès est-ce que loolu amul aussi ay gàllankoor yu muy indi. bu rëy dañoo wax ba sonn mbedd bi moom ñoom jël nañ ko quoi c'est-à-dire ñun léegi nous sommes interdits mbedd bi nga xam ne moo jëm si ñun nous sommes interdits mënatuñu jaar foofu. amatul possibilité pour nga jaar foofu parce que camions yi occupé nañ ko littéralement léegi sax dañoo bàyyiti mbedd ma nga xam ne moom la ñu nekk léegi wàcc si nag ba ñëw à 50 mètres de chez moi ci intersection bi dañ koy occupé ba léeg-léeg da ngay jéem a génn da ngay obligé taxaw te ñoom bu ñu gaaree seen camion dañu gaaree ba pare chauffeur bi dem yoonam su ko defee yow nga obligé taxaw di xaar ñuy wër chauffeur bi di ko wër moo xam da ngaa yàkkamti moo xam lu la tax a jóg waaw loolu daal ñu ngi koy dund di demander les autorités là ñu réagir régler problème bi parce que lii dina fi mës a indi drame puisque les jeunes là sont très remontés te temps il est passé dañu ne woon ñoom ils vont agresser quoi les gens qui sont là mën leen déedéet kenn du régler mbir si affaire doole nañu fexe nu ñu waxtaanee kon nag bon comme réew mi dafa am ñoo xam ne ñu ko yore ñooñu nañu prendre conscience de la gravité de la situation ñu réagir le plus rapidement possible pour régler ko. monsieur Cissé ndax yéen waa Sampaate ak Thiès Est da ngeen sentirul seen autorité yi si seen wet. non le maire bon je veux pas du tout être désobligeant vis-à-vis d'une personnalité mais li ma mën a wax mooy on a tout sauf un maire voilà kooku ñëpp ci d'accord de façon unanime population yi koo ci laaj mu ne nous n'avons pas de maire. commune Est. du ma tudd kenn nag mais nous n'avons la commune Est nous n'avons pas de maire. Voilà, on a juste peut-être un individu qui est là-bas, bon, c'est pas moi, en fait, pour ses affaires personnelles, mais un maire, au vrai sens, ni ñu koy déggee mooy koo xam ni qui se soucie des populations, vraiment qui est proche des populations, di ñëw di xool di nemmeeku lu ñu nekkee bon su fekkee ni taw na ba sewet sax même bu mënul ñëw mu envoyé agent yoo xam ne dinañ ñëw xool situation bi ni mu demee on n'a pas ça et c'est vraiment regrettable, c'est dommage. man la Mouhamed Ndaw ñu gën ma xam ci turu Gabi man li may wax par rapport ci tali bi muy tali bi dugg Angle Maysa comme ni ko sunu doyen Cissé waxee depuis 2016 ñu ngi dund calvaire boobu bu tawee ñun ñu dëkk ci wetu tali bi dañu am problème benn kenn mënut a traverser kër ak kër pour dem doxi say occupation lépp nag li ñu koy jural mooy tali bi donc noonu wax nañ ci bërki démb sorti bu ñu mujjee def li ñuy ñaan nag du ñu indexé kenn mais le président de la république ndax wax nañ ni Promoville ci boppam nee na mënutu ci dara président rek moo ci mën dara ñu ngi koy ñaan moom monsieur son excellence monsieur Macky Sall nañu dimbal ci tali bi ndax coono yim ñuy indil ñun xam nañ ko lii ñu gis nii mu daggee mbedd mi loolu moo ci gën a ndaw ci yu mu dégâts yu mu mën a def ñu dimbali ngi lay war a suul tali bi pare bi nag duñu wax ne ñu def ko comme nii mu mel nii ndax nii mu mel nii bu fekkee nii la nar a pare moom nii musiba la bu pare ndax descente bi ñu wax dafa doon descente boo xam ne dafa garaaw pente bu garaaw la
100 degré lay am pente bi donc kon loolu lu ci mën di tege day dem il faut ñu redresser ñu tali bi defaral ñu ko ba mu normal pour ñu mën a xam sax kenn ku nekk bu ma génnee am fooy dem ndax beneen bi tali bi li ko traversé bi c'est ay réseau assainissement bi mi ngi ci su ndox mi jaaree foofu guddi gi kenn ñëwu ci jaar parce que boo ci jaaree mun nga daanu ci biir réseau bi te loolu jéeya la donc ñu ngi leen di ñaan nañ ñu dimbali laa war a suul pour defaral ñu tali bi pour mu pare ñu jógee ci lii daal. defuñu ko politique wuñu ndax xamuñu ko doxuñ ci politique xamuñu ko dañ koy def ngir fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee te ñu ngi fi ba keroog ñu yàlla duñ fi jëlee ñu dem feneen tant que ñu ngi fi yeewoon nag ñuy xeex ngir lii jóge fi dégg nañ ci lu ne nag ci sunu sortie bu njëkk bi waaye ñooñu noonu ñun duñ leen tontu li ñuy wax rek ni tali bi mooñ ñor tali bi mooñ soxal li ñuy wax tali bi lañ ko waxal bu fekkee ne nag kenn ku nekk li ñuy wax ne dafa la métti jëluñu ci woon pour mu métti kenn li ñuy wax rek ne tali bi moo ñu ñor nañ ñu dimbali defaral ñu tali bi ñu jóge fi. waaw dundi bi alhamdulilah ñu ngi sant mais coupure yi moom jamono ji moom tawarkal la coupure courant bi mais comme li ñuy wax rek de ku amul yaay nàmp maam dañuy sant rek di déglu comme ñi ñëpp mais nag moom ñu ngi dund ay calvaire duñ ko weddi li fi ne ci réseau assainissement bi lim ñu jural ci coono sax ñu duñ ko wax ndax bu tawee dëggi taw dafay ball te bu ballee léeg-léeg ci kër yi lay def refoulement donc loolu lépp nañu ci dimbali li ko gën a sooxe nag mooy tali bi problème bi yëpp loolu mooy cause bi daal